ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci wàllum pétrole ak gaz biir Sénégal parce que ñun suñu réew bu scandale amee dañ koy coow ñaar ñetti fan fàtte ko daal di jàll ci beneen biir duñu topp dossier comme ni mu waree ngir sénégalais yi mën a comprendre exactement li xew mooy lan ak njeexital yi mu mën a am ci suñu développement wu réew. moo tax mbirum pétrole ak gaz lépp lu ciy xew rek ñun daf ñuy intéressé trop ndax dafa di mbir boo xamante nii suñu réew mënoon na cee jaaree tëdd ba faw. est-ce que xam ngeen ni moment bi ñuy def vidéo bi nii Frank Timis gannaaw bi ko Macky Sall joxe woon licence ngir mu exploiter suñu gaz ak suñu pétrole si fi nga xamante ni mooy Kayar offshore ak Saint-Louis offshore moom Frank Timis gagné na ci presque 900 millions de dollars maanaam plus de 500 milliards de francs CFA. mais li ci métti li nga xam ne moom lañ ciy regretté mooy waa ji mënul exploiter pétrole ak gaz musul remplir benn critère mais ci pexey Macky Sall ak Aliou Sall fexe nañ ba sàkkal pexe suñuy 500 milliards ci lu jaarul yoon. benn femme bu ñuy woowee Alexandra Dialis te xam-xamam màcc ci wàllu corruption jëm ci mbiru pétrole moo def lu yàggul benn rapport ci deal bi Macky Sall teg ak Frank Timis ak rakam bi nga xam ne mooy Aliou Sall ba empoché lu ëpp 500 milliards de francs CFA ci lu ñu xamagum parce que dossier la boo xamante nii lu ci waay di gën a xuus di ci découvrir lu gën a yéeme. ñun ay bandi lañu amal affaire te il faut que sénégalais yi xam ko mbir moomee la ñu bëgg a leeral tey maanaam naka la Frank Timis def ba kompaloog nguur gi fi nekk ba ñu jox ay contrat yoo xamante nii warul woon nekk naka la ñuy tuuree leen dem sénégalais yi naan leen toq pétrole génnagul ku ne di wax alors que moment boobu noonu gars yi ñu ngi doon séddoo ay milliards loolu lépp dañ fas yéene leeral tey. ci biir rapport bi dañoo leeral d'abord lan moo tax Frank Timis warul woon jot ay contrat pour exploiter gaz ak pétrole ci zone bi nga xam ne mooy Kayar offshore ak Saint-Louis offshore. benn bi mooy société bi nga xam ne mooy Petrotim musul am expérience ci wàllum exploitation pétrole ak gaz amu ci benn xam-xam mais li gën a garaaw mooy jox nañ ko contrat bi ba noppi moom Frank Timis muy soog a créer entreprise bi en 2012 maanaam jéem koo formaliser ci wàllum këyit te bi mu koy formaliser dafa dem fi nga xam ne mooy les îles Caïmans. les îles Caïmans bokk ci zone yi nga xamante nii dañ leen di woowee ay paradis fiscaux. paradis fiscaux li muy signifié mooy yow mën nga dajale ay milliards yu bëree bëri moo xam fu mu mënti jógee dem denc ko foofu noonu te soit doo fay fisc wala booy fay itam lu néew lay doon. leneen li gën a neex ci créer ab société ci zone bu ñu woowee paradis fiscal mooy du ñu xam ñan ñooy say associé maanaam bu dee ne entreprise la du ñu xam ñan ñoo ne ci ginnaaw. homme d'affaires yu bëree bëri wala ay trafiquants de drogue wala ay escrocs comme Frank Timis yi nga xam ne ñoom du ñu dox ci lu leer foofu la ñuy denc seen i xaalis foofu la ñuy enregistrer seen i entreprise moo tax société bi nga xam ne mooy Petrotim foofu la dem bind ko fa gannaaw bi ko Macky Sall jébbale ay contrat donc il faut que sénégalais yi xam ñun dañu am ak affaire ak ay bandits internationaux yoo xamante nii dañu xam yoonu sàcc xam itam fan la ñuy jaar ba benn trace du am. ñaareelu poñ bi wane ni Frank Timis waruñu ko woon jox contrat mooy du nit koo xamante ni ay loxoom dafa set def na ay tojàng ci dëkk yu bëree bëri moo xam ci wàllum corruption wala ci violation des droits de l'homme avant muy ñëw Sénégal te loolu Macky Sall xamoon na ko mais nit la koo xamante nii bëggul ku baax bëggul ku jub moom souvent bu ngeen seetluwee ay defkatu ñaawteef lay gën a amal affaire loolu ñaar la. ñetteel bi te rapport bi di ko ñaawlu mooy Frank Timis bi mu créé Petrotim ba noppi dafa recruter Aliou Sall di rakku Macky Sall en tant que conseiller loolu jëbaloon nañ ko ci vidéo yi ñu ci defoon jamono jooju lépp ci neexal bi la bokk moo ko doon fay Frank Timis doon fay Aliou Sall lu ëpp 13 millions par mois ci diiru juróomi at buñ ko boole lépp muy 780 millions de francs CFA donc li ñuy woowee conflit d'intérêt dugg na corruption feeñ na alors que ci rapport bi bu ñu jëlee point 6 nee nañ Macky Sall mënoon na lancer benn appel d'offre d'autant plus que ab compagnie bu mag présenté woon na jamono jooju ngir exploiter fi nga xamante ni mooy Kayar ak Saint-Louis offshore mais Macky Sall dafa préféré jox ko benn entreprise boo xamante nii amul capacité yi muy Petrotim bi nga xam ni Frank Timis moo ko jiite. moo tax ñun gëm nañ ni ñun li ñu jàpp mooy Macky Sall moo nekk ci ginnaaw Frank Timis. léegi nag gannaaw ba ñu joxee Frank Timis Kayar offshore ak Saint-Louis offshore experts yëpp toog di xaar ñi seen xam-xam màcc ci wàllum exploitation pétrole ak gaz di ko seetaan ndax ñëpp xamoon nañ ni waa ji amul moyen technique ak financier yu koy permettre mu naan dafay seet pétrole wala gaz mënul nekk mais lépp liñ ci jublu woon lenn la ci Macky Sall bëggoon mooy contrat bi gannaaw bañ ko joxe Frank Timis ba noppi mu daal di koy jël jaay ko ku ci ne ci ñoom
muy Macky Sall Aliou Sall ak moom Frank Timis bi nga xamante ni lépp ci turam la nekk ñu daal di koy jaay ku nekk jël sa wàll te kenn du ko xam parce que nee naa leen Petro-Tim ci paradis fiscal lañ ko enregistré muy les îles Caïmans. Timis Corporation bi nga xam ne Frank Timis moo ko créé itam ñi ngi ko enregistré fi nga xam ne mooy les îles Vierges britanniques zone boobu aussi bokk ci les paradis fiscaux maanaam dëkk yoo xam ni non seulement doo fay fisc wala booy fay itam lu néew lay doon mais aussi bu beneen réew wala cabinet d'enquête ñëwoon pour xam ñan ñoo làkku ci ginnaaw société sangam duñ ci am benn information lépp dañ ko nëbb. moo tax ñu wax leen sànq que ni Macky Sall dafa teg ak dil Frank Timis ndax mënoon na jël ab entreprise bu mag bu xam-xamam màcc ci wàllum pétrole ak gaz jox ko contrat yi mais comme que bëgg nañ ci am dara ñu daal di koy jox Frank Timis bi nga xam ni amul capacité yi pour qu'après mu jaay contrat yi ku ne jël sa part. te loolu moo mujj am ndax en 2014 le Frank Timis jaay société américaine bi nga xam ne mooy Cosmos 60% ci ay paaram ci njëg bu toll ci 400 millions de dollars maanaam 223 milliards 400 millions de francs CFA. ñaata la ci Macky Sall am ñaata la ci Aliou Sall am xëy na bés bu ñu jógee ci bopp réew mi ba ñu toppee leen li nga xam ne mooy haute trahison lépp dina leer ndax ñii aveniru ay génération la ñu sacrifié. ñu yaakaar ni fa la yem Frank Timis comme que mënul exploiter pétrole ak gaz jaayaat 30% ci ay paaram société bi nga xamante ni mooy BP mu daal di koy jaayee lu toll ci 200 millions de dollars maanaam 111 milliards 700 millions de francs CFA. yamu ci moom BP daal di jënd Timis Corporation en 2017 ci lu toll ci 250 millions de dollars maanaam plus de 139 milliards 600 millions de francs CFA. rax ci dolli BP signé ak Frank Timis que dina ko verser ay redevances maanaam ay xeetu mbaquus ci diiru 40 ans ñeent fukki at. cela veut dire que ci espace su juróomi at Frank Timis Macky Sall Aliou Sall perduloo nañ Sénégal ci lu jege 900 millions de dollars maanaam 502 milliards 650 millions détourné nañ ko ci ndoddu sénégalais yi te kenn yëgul lu xew. te lii ay chiffres yu ñu xam la pour l'instant bokkut ak yeneen mbir yi nga xamante ni mi ngi xew ci suuf te yëguñ ko ndax ñun balaa ñuy xam dëgg-dëgg scandale yi fi Macky Sall def ci biir réew mi rawatina mbirum pétrole ak gaz faa mu jóge ci bopp réew mi ba noppi am na lu bari li ci xew loo xamante ni ñun xamaguñ ko. donc il faut que sénégalais yi xam ñun ñan la ñu am ak affaire parfois nga dégg ku ne di leen wax lu baax ci Macky Sall parfois di leen tudd lu baax li muy def ci biir réew mi ñun genre wax yooyu bu ñu koy dégg dañuy yërëm sax ñi nga xam ne ñooy tenir genre kàddu yooyu ñun ay noonu Sénégal la ñu jàmmaar lool ñoo xam ne bëgguñu réew mi ndax ñàkk bëgg Sénégal mënul weesu di teg ak deal ak ay hommes d'affaires pour say intérêt personnel pour duufal sa poche bu doon sax xaalis bi ñu sàcc day des Sénégal ñu mën a wax mais dañ koy rawale yóbbu ko ci ay paradis fiscaux comme ay îles Caïmans îles Vierges britanniques Monaco wala Suisse maanaam xaalis bi yeneen dëkk ñoo koy jël di ko jëriñoo di ci liggéey. waxoon naa leen ci mbiru pétrole beeg gaz bi Sénégal mënoon na cee jaaree tedd ba faw bu ñu jiitaloon intérêt réew mi ci négociation contrat yi benn sénégalais du jooy xiif benn sénégalais dootul ñàkk liggéey ci biir réew mi benn sénégalais du xalaat jël gaal naan mi ngi dem bitim réew. fan yi gis ngeen immigration clandestine mi ngi jëlaat beneen dayo gën a bariwaat lan moo tax parce que jeunes yi amatuñu yaakaar ci seen réew chaque jour dañuy xëy di dégg ay milliards yoo xamante ni ñoom duñ ci teg bët du am benn njeexital ci seen dund lu ko waral njiit yu bon ñoo xam ni ba pétrole ak gaz ak yeneen ressources feeñee ci biir réew mi xalaatuñ génération yu ñëw Thierno Alassane Sall ba muy nekk ci nguur gi daf leen waxoon ni bu ñu yàkkamti joxe contrat yépp déedéet nañu joxe benn jàpp ñaar wala ñett bàyyi yeneen zone yi nga xamante ni leer nañu ni mën nañ faa fekk ay ressources yu ci mel ni pétrole wala gaz léegi bu ñu joxee ay sociétés quelques contrats li ciy génn ci koppar ñu formé ci ay ndaw yu réew mi ci wàllum industrie extractive maanaam lépp lu jëm ci wàllum seet pétrole ak exploitation bi ba fekk ay dizaine d'années duñu soxla di signer ay contrat ak ay sociétés yu jugee bitim réew suñu pétrole suñu gaz moo xam ressource première bu mu mënti doon ñoo koy exploiter suñu bopp ak ay doomi réew mi ba fépp fu ñu waree am 10% wala 20% am fa au moins 90% comme bénéfice maanaam fekk 30 ans wala 50 ans waxuñ ñun suñu jamono même bu fekkee ni duñ ko jariñoo garaawul nangu nañu nekk la génération sacrifiée amul solo mais suñuy doom ak suñuy sët mën cee bénéficier wu parce que préparé nañ leen ba ñu am ay compétences ci wàllum exploitation pétrole ak gaz su ko defee Sénégal doon pays bu émergent mais problème bi mooy nguur gi fi ne amuñu politique dans le long terme pétrole ak gaz dafa feeñ ñu ne kenn duñ ci ëppale nañu profité balaa nguur gi di jeex sacrifier ñun suñu génération sacrifier itam génération yi nga xamante ni ñooy ñëw. te préserver ñoom seeni intérêt jaral na la lu nekk
jaral na leen taal réew mi ndax duñu nangu ku leen xañ seen wërsëg moo tax Macky Sall indi fi benn société américaine bu ñu wooyee Halliburton. partagé woon nañ benn intervention Clédor Sène ci entreprise boobu noonu suñu page Facebook di société boo xamante nii bu weesoo États-Unis taal nañu itam ay réew yu bëree bëri pour mbiru pétrole maanaam bu fi Macky Sall jógee ba président bu koy remplacer ne dafay négocier waat contrat yi mu signé gars yi bu leen neexee ñu exploser loo fépp foo xamante nii ñu ngi fay exploiter pétrole wala gaz ngir lan ñëpp daal di perte benn yoon. pour firndeel rek ni président Macky Sall ci fitna la ñu jëmee dafa am benn société bu ñu wax Halliburton boo xam ni day gas ay forage pétrole mais également société boobu dafa am ay mercenaires yuy wooye société militaire privée yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal depuis 2014 ñu ngi fii kilomètre C route de Rufisque ñun ñoo ko njëkk a dénoncé ñu effacé seen sigle bi ñu bindoon foofu Halliburton ci yoon ci national bi la woon route de Rufisque mais ñoom ñu ngi fi ba noppi ñu ngi ci plateforme Sangomar yi di gas foofu ay forage pétrole te ñooñu seen mënin parce que defoon nañ ko États-Unis am na benn plateforme bu fa tuddoon Deepwater Horizon ñoom ñoo ko explosé loo te congrès américain mënu leen sax condamné tellement dañu am doole parce que société boobu ay nit ñu nekk ci nguuru États-Unis ñoo ci nekk ñooñu ñooy liggéey ak président Macky Sall ñooñu la fi président Macky Sall indi pour que bu fekkee ni armée mënu ko protéger ñooñu mën ko protéger pour que bu fekkee ni contrat yi bëgg nañ leen toxal ci ay loxo maanaam ku fi ñëwoon bëgg a négocier ay contrat ñoom bu ñu demee ba xam ni ñàkk nañu ñu soteloo plateforme yi donc loolu atteinte grave la ci suñu sécurité boo xam ni suñu autorités yi nga xam ne ñoo fay indi xeetu nit yooyu nga xam ne ñoom seen sociétés yooyu seen SMP yooyu ay anciens GIs ñoo fa nekk ak ay anciens CIA nga xam ne am ñu tur ay numéro kese lañu yor ñooñu noonu nekk suñu dëkk bi te loolu il faut que président Macky Sall ak nguuram wax ñu lan la fi Halliburton di def fii Sénégal lan la fi SMP yooyu di def fii Sénégal parce que fii am nañu une armée nationale am nañu ay forces de sécurité dëkk bu démocratique la donc bu ñu fi kenn indil fitna donc ci loolu yëpp ñun ñu ngi araftu parce que ñun ak état xamante nañu ñoom ni ñu amee seen ay renseignements généraux di xam li ñuy teg ak li ñuy dox ñun noonu la ñu amee pexe xam ñoom ci lan la ñuy dox ak ci lan la ñu nekk loolu nag armée sénégalaise du bàyyi mukk ay mercenaires ñëw fii di installer le chaos dans ce pays. donc il faut que nit ñi xam Macky Sall noonu Sénégal la pare na pour taal réew mi pour préserver ay intérêt bu ngeen déggee ñu naan pétrole dafay taal réew lii moo ko waral day am président bu fi nekk signé ay contrat yu jaarul yoon pour ay intérêt personnel am ak i njabootam léegi pour protéger avantage am yi mu wut ay mercenaires moo tax président bi ko war a remplacer xamuñ kan lay doon mais foog mu am courage dëgg-dëgg ngir réparer ñaawteef yi nga xamante ni Macky Sall teg na ko ci kaw sénégalais yi. kon lu waay mën ci sensibiliser pour que suñu mbokk sénégalais yi xam jëmm ji mooy kan na ko def ndax fam ñu bëgg a jëmee du jàmm en tout cas ñun waxoon nañ ko dañ koy baamtuwaat xeex Macky Sall dafa bokk sax ci jaamu yàlla ndax gëm nañ ni suñu noonu la gëm nañ ni itam avenir u Sénégal yitteelu ko moo tax wareef la ñu xamal ko sénégalais yi ak li mu capable ak yi muy def ci suuf ak ay yeneen doomi aadama yoo xamante nii def nañuy tuuxi duuna ci dëkk yu bëree bëri ñëw teere ci Sénégal mu ubbil leen ay portam jox leen ay avantage lépp pour intérêt benn groupe nit ñu bàyyi 16 millions de sénégalais yi di dee ci tumuranke di dee ci pauvreté kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf